bismillah barke borom Tuuba troisième épisode ngir wane ne wahabis yi dañoo bokk ci yëfari yooyu ñuy wax xawaari ji te ñooy nekk xaji safara yoomal xiyaam te ku leen rey di nga ci am tiyaaba ju bëri yonent bi nee na bu leen fa fekkoon da leen rey deuxième épisode wane nañ ne xawaari ji nekkul rek benn génération comme ñoom niñ ko bëggoon a saxalee waaye day nekk ay génération yuy génn ba dajjaal sax ci seen wet lay génnee tey dañ leen wan seeni mandarga ci troisième épisode bi ak seen façon waxin ku ñu waxal naan la maa ngi lay dénk ragalal yàlla mbokk ragalal yàlla loolu fan lañ ko jëlee maa ngi ci Buxaari xadis 4351 ñu jëlee ci abi Saïd al-Xudri yaqulu mu ne ba'asa Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu ila rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam min al-yamani bi dhuhaybin fi adimin mafrudin lam tuhassal min turabiha Seydina Ali dafa yónnee woon yónnent bi or bu jugee Yaman qaala fa qasamaha bayna arbaati nafarin mu séddale ko ñeent bayna Uyayna ibn Badrin wa Aqra' ibn Habisin wa Zayd al-Qayli wa Rabi'u imma Alqamatu wa imma Amir ibn Tufayl fa qaala rajulun min ashaabihi benn waay ci sahaaba yi daan ne kunna nahnu ahaqqa bi hadha min haa'ulaa'i ñun de ñoo gënoon a yey ñu séddale ñu or bii fa balaga dhalika an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam loolu nag yonent bi jot ci yonent bi dégg ko wa qaala mu ne alaa ta'manuuni wa ana aminu man fi samay xanaa da ngeen ma dul wóolu te man lañ wóolu ca asamaan waa asamaan man lañ wóolu ya'tini xabaru samaa'i sabahan wa masaan xibaari asamaan dañ may ñëwal suba ak ngoon qaala fa qaama rajulun léegi nag benn waay daal di jug déglu leen waa ji ni mel ghaa'irul aynayni bët yaa nga xóot dugg bët yu dugg yu xóot mushriful wajnatayni dégg nga maam lex ya daal di ngande maanaam pomet yi yax boobu ne ci lex yi ngand rëy naashirul jëbhati jëbaa nga ne fàng jëbu daaju jëbu génn la am kasul lexyati sikkin baa nga sëq lool maxluuqu ra'si mu daal di nelu bopp bi da koo wat mu sammarul izaari daal di yëri yi dafa wogu maanaam dafa cëkkal comme wahabis yi rek bu la réeree xoolal waa ji comme kii rek fa qaala mu ne yaa rasulallahi ittaqillaha yow yonent bi ragalal yàlla baat yi ngi leen di dégg ñu koy wax mbokk ragalal yàlla fii lañ ko jëlee ci seen maam ji nekkul ragalal yàlla goo xam ne nii dénkante lu baax la de ragalal yàlla yi wahabis la buñ la ko waxee rek seen maam lañ ko jëlee qaala yonent bi ne ko way laka yaa alku yaa torox awa lastu xaq ahli lardi ay yattaqiyallaha xanaa nekkuma ki gën a yey ci ragal yàlla ci waa suuf qaala summa walla rajulu léegi nag waaja daal di dem qaala Xaalid ibn Walid Xaalid daan ne yaa rasulallahi ala adribu unuqahu yonent bi doomu bàyyi ma dagg bopp bi qaala laa yonent bi ne ko déedéet la'allahu ay yakuna yusalli mën naa am mu ngi julli qaala Xaalidun Xaalid daan ne ko wa kam min musallin yaqulu bi lisaanihi maa laysa fi qalbihi ñaata ngay gis kuy julli koo xam ne nii li muy wax ci làmmiñ wi newut ci xol bi comme wahabis yi rek di woote woo alquran ak sunna fekk ay fenkat lañ duñ niti dara qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam yonent bi ne ko inni lam umar an anquba xulooba naasi digaluñ ma may gëstu li ne ci xolu nit ñi wala asuqa butunahum wala may yëddu li ne ci seen biir man kenn attaloowuma li ne ci biir doomu aadama yi comme ñoom niñ koy defee rek wuuteeg yonent bi qaala summa nadara ilayhi wa huwa muqaffin yonent bi daat koy xool fekk wane ne ginnaaw ma ngay dem di wëy moom maami wahabis yi fa qaala yonent bi ne innahu yaxruju min di haada kii day ci ndiggam lii dina ci bàyyi koo ñoo xam ne ni xawmun nit ñoo xam ne yatluuna kitaaballahi ratban laa yujawizu xanaajiruhum dañuy jàng alquran njàng mu neex mu tegee ci temps waaye du weesu seen pur yi àggut ci seen xol ba yamruquuna min ad-diini génn nañ ci diine bu yàgg kama yamruqu sëmu min ar-ramyati niki boo sànnee fet vitesse boobu wa adunnuhu xaala te man Abu Saïd al-Xudri yi njort naa ko mu ne la in adraktuhum bu ma leen daboon bu ma leen fi fekkoon la aqtulannahum qatla Samuud bu ma leen fi fekkoon dama leen rey ni xeetu Samuud niñ leen reyee woon rey gu mel noonu laa leen rey kon wahabis yi xoolal seen mandarga yi waa ji dafa cëkkal sikkin baa nga sëq mu wattu nel ba pare naan ragalal yàlla kilifa gu toll ni yónnent bi moo tax ku ngeen gis ñu naan ko mbokk maa ngi lay dénk ragalal yàlla xam leen ne dénkuñ ko ngir lislaam de maanaam ñàkk teggin nga ñàkkee woon teggin yónnent bi ku toll ni yónnent bi nit naan ko ragalal yàlla loola lañ donnee ci seen maam lahnatullahi alal wahabiyin yal na yàlla toroxal wahabis yi yal na yàlla alag wahabis yi yal na yàlla rëbb wahabis yi yal na yàlla musal ci gaafug wahabis jërëjëfe borom Tuuba. Le mouvement salafiste, ceux qui viennent d'Arabie Saoudite, voilà, c'est un des cancers de l'islam. Parce qu'ils ne font que transpirer, d'accord,
et faire apparaître la haine là où la cohésion, d'accord, et l'union devraient naître parmi les musulmans. Voilà, les salafistes ne font que des débats, des polémiques, d'accord, complètement inutiles et stériles. Et ils sont aujourd'hui le principal moteur de l'expansion du sionisme et de la victoire des sionismes sur les musulmans. Hein? Est-ce que tu peux développer ce que tu dis là? Ça veut dire l'islam que les salafistes proposent aujourd'hui est le meilleur paramètre, le plus grand catalyseur, d'accord, des triomphes du sionisme dans le monde musulman. C'est un islam rigide, rempli de contradictions, et qu'à chaque fois les ennemis de l'islam utilisent, d'accord, pour éloigner les musulmans de l'islam. C'est le même logiciel que les ennemis de l'islam utilisent pour séparer les musulmans des salafistes. Ils s'empressent à chaque fois de verser le sang des musulmans et sont toujours réticents, ne serait-ce que d'envoyer une cartouche chez le camp de l'ennemi. Et pour verser le sang des musulmans, voilà, là, ils sont assoiffés de sang, voilà, ils se laissent aller. Dire à des gens qui sont déjà musulmans, vous n'êtes pas assez musulmans. Qui tu es, toi, pour dire aux gens qui ne sont pas assez musulmans? Parce que ton cheikh, il l'a dit, mais on s'en fout de ton cheikh. Qu'ils viennent d'Arabie, qu'ils viennent d'où, on n'en a rien à foutre de ton cheikh. Les gens, ils ont déjà reçu le livre. Ils reconnaissent que le prophète Mohammed est le prophète, le dernier, le sceau de la prophétie. L'essentiel, c'est qu'il respecte les règles de justice coranique. Si maintenant, dans sa manière de faire son culte en privé, il y a des erreurs, ça le regarde lui. C'est entre lui et Dieu, ça ne te regarde pas ça. Ce qui importe, c'est que dans l'espace public, la justice coranique ne soit pas bafouée. C'est ça qui est important. Regarde les contradictions encore du salafisme. La musique est haram, maintenant Cardi B, elle est chez eux. Les MMA est haram, maintenant tout ce qui est MMA chez eux. Les images, c'est haram. Mais il y a l'image du roi, il est toujours accroché partout à la Mecque. La dernière fois que je vois maintenant, ils ouvrent maintenant des bars. Ils nous disent que ce sont des bars où il n'y a pas d'alcool. Tu vois des femmes en hijab avec des niqabs qui boivent comme ça de la bière. Tu vois la déflagration, tu vois la dichotomie, tu vois la contradiction, tu vois le rejet que ça va créer chez le non-musulman. Mais ces gens-là, ça veut dire, le non-musulman, quand il voit ça, il va dire, mais en fait, ces gens-là n'ont pas de civilisation. Leur seul but principal, c'est de singer nos coutumes à nous, nos traditions à nous, qu'ils traitent des mécréants, qu'ils traitent d'êtres vils, qu'ils traitent des gens de l'enfer. Mais en fait, la religion ne vaut nada. Donc tout le salafisme aujourd'hui, c'est que des contradictions. Voilà, il a complètement échoué. Il a complètement échoué. Et il est temps que les véritables musulmans lui tournent complètement le dos. bis penc man nit ñi damaa yaakaar ne xanaa man dama xamul woon diggin lañ yor ci bis penc bu bokk la ko ci yàlla wax yawma laa tamliku nafsun li nafsin shay'a loolu alxuraan la yàlla nee na bis penc maanaam amul benn bakkan bu mën a moomal beneen bakkan dara loolu alxuraan la wa in tad'u muthqalatun ila himliha laa yuhmal minhu shay walaw kaana daa qurba dégg nga inna waadallahi xaq daalub yàlla dëgg la lii la yàlla daalee lii mooy li nar a am ëllëg inna waadallahi xaq daalub yàlla dëgg la bis penc doom du jariñ baayam bi ko jur waxuma la ak ndeyam bis penc baay du jariñ doom jim juróon أعوذ بالله بسم الله إن ولي الله ولا حول ولا قوة إلا بالله السلام عليكم ورحمة الله ñoo ngi nii waat di siyaare waat baalu xaq di baale xaq te dañoo bëgg a ñëw ànd ak Serigne Khadim Ndiaye Rachid masha Allah jàmbaar la ko baax la waaye tey wax ji njuumte la tey rek Serigne Khadim fii dafa jub kay bis penc am na ñu fay mënal ñenn dara dañuy dem ci benn xadis boo xam ni ku ñuy wax Nuruddin al-Haysami dina ko ci Majma'u Zawaid ci tënk mu gàtt ñu jëlee ko ñu wax Abi Saïd al-Ansari mu wax lan bu ñu demee ci téere boobu ci volume 10 page 309 daañu fekk xadis boobu Nuruddin al-Haysami nattali ko wax ni jëlee na ci bu ñu wax Abi Saïd al-Ansari mu ne anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qaala inna rabbi wa'adani an yudkhila al-jannata min ummati 70,000 bi ghayri hisab ويشفع كل 1,000 ل70,000 ثم يحثي ربي ثلاث حثيات بكفيه قال قيس فقلت لأبي سعد أنت سمعت هذا من النبي من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم بأذني ووعى قلبي قال أبو سعيد لم
wa zalika insha allahu yastawibu muhajiri ummatihi yuwaffi allahu azza wa jalla baqiyatahu min a'rabina mu ni mu teg ci lan Tabarani moo nekk li xadis bi ci Mu'jam al-Awsat waaye na mu ko waxee dafa wax ni Abu Sa'id al-Anmari yu la wax waaye nag mu teg ci lan rijaaluhu siqat kon xadis boobu Tabarani moom moo ko nekk li ci Mu'jam al-Awsat mu wax ni Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ni sunu boroom dig na ko ne dana jël lu mat juróom-ñaar fukki junni nit ci aw xeetam dugal leen aljana ci lu dul mu leen di xisaab juróom-ñaar fukki junni 70,000 personnes mu ni gannaaw ba juróom-ñaar fukki junni yooyu junni bu nekk danañu ràmm beneen junni bu nekk danañu ràmm beneen junni nit gannaaw ba sunu boroom tibb ci ñaari dénkam ya ñetti tibb dugal ci def lu ko neex ci tibb yooya tibb ci nit ñi sànni fu leen neex mi ngi noonu gannaaw ba Abu Saïd ki nga xam ne moo solo xadis bi dafa laaj Abu Saïd ne ko ndax yaa dégg xadis bi ci say nopp mu ne ko waaw maa ko dégg ci sama ñaari nopp yi mu ne bu neexee yàlla sunu borom juróom-ñaar fukki junni yooyu mu mattale ko ci muhajirin yépp lu ci manqué mu mottali ko ci ñeneen nit ñi waaye mu teg ci la mu ni Tabarani bi nga nettali sanad bi rijaal yi góor ñëpp ay siqaat lañ kon bis penc dana am ñu fa jariñ ñenn xadis yi bari na am na yeneen xadis yu baree bari yu ñëw ci ràmb bari na lool kon aaya yooyu nga xam ne moom la suñu xarit ñooy indi loolu ci ay tolluwaay ci bis penc tolluwaay yoo xam ne bu ñu fa tolloo kenn du fa jariñ kenn dara waaye nag bu ñu paasee tolluwaay yooyu dana am ñu fa mën a jariñ ñeneen bu baax a baax kon loolu mooy li sax kon loolu njuumte la jërë ngeen jëf assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatu. abonné leen tey aimé di partager di participer di envoyer ay cœur